jërëjëf mbokku déglukat yi di jégalu lenn ci simili yi nga xam ni rëcc nañu rek seen émission rencontre des arts ndaje aada ak cosaan ak caada ni ñu koy faral defee dimanche bi jot ci waxtu wi ci Sud FM seen rajo waxoon nañ leen ko nag ci ëttu yëgle yi tey jii yemoo ak ñaar fukki fan ak ñett ci weeru février ci atum 2020 ginnaaw ba nga xamee ni 22h dem na ba teg lu toll si juróom ñeent fukki simili ak ñett di émission ba nga xam ni maa ngi ci ànd ak sama naataango Dame Mbacké émission la bi nga xam ni itam mën ngeen ci dugg ci 33 951 44 42 di leen fàttali suñu kàddu di bàyyi ko ci rue Mame Abdoul Aziz Dabakh si diwaanu 10e carrière ngeen ñu jot en modulation de fréquence sur la 102.2 tey nag ñuy am ay gan yoo xam ni waxoon nañ leen ko di Pape Seck le grand guitariste ànd ak Mass Thioune Mass tam moom instrumentiste la waaye formé na lu bëree bëri ci li nga xam ni mooy di wàllum guitare xam naa dinañ ci ñëw tey wàllu instrument li ñu gën a waxtaanee waaye itam ci sommaire bi ñi nga xamee ni ñoo di kuréel gi ëmb turandoo Seydina Mohamed demoon nañu seeti sëriñ Muniru Njëgën daa Mbàkke am na lu mu fa jëlee incha allah daañu ci ñëw ci rubrique yi nga xamee ni moom la ñu am ci émission bi nga xam ni mooy émission ndaje aada ak cosaan ak caada ci référence tournée 2017 jëf jël nag bokk na ci li ñu gën a waxtaanee tey jii ndaxte kon bi benn SIA festival France dem nañ fa Africa RTM Enel ak Amsterdam Hollande dem nañ fa festival de Haute-Garonne ville de Tournus dem nañ fa Nuit Couleur festival de France rawatina Café Plume festival yooyu yëpp France la ak Sénéfisti ca Bordeaux Club Paradisio am Amsterdam ca Hollande dem nañ fa waaye itam fi nga xam ne moo di ca Belgique ak rawatina Grand Club Rotterdam ca Hollande ak Source à Fontaine une oreille sur le monde en Bretagne en France rawatina musée du Quai Branly à Paris Arte concert live yooyu yëpp def nañ ko li ñu naan tungane du teew ñuy nataal daam daan ci gën a ñëw salaamaaleykum maa ngi lay dalal daam. waaleykum salaam wa rahmatulah Mbaye Sow di la fay di nuyu mbokk auditeurs yi góor ak jigéen mag ak ndaw di sant yàlla mi li may fekk ak tal dimanche bu la ñuy àddu ngeen ñi déglu fi ngeen munti nekk tey jii tamit di dalal sunu mag sunu xarit sunu lépp ko lax kii moom ku ñu yàgg ak moom la miin ko bu baax xam naa ne si biir waxtaan yi dina ci feeñ lu bare bare waaye kon ni ñu koy faral di defee rek di nuyu Youssou Diagne fële ci quartier Grand Caisse ak soxnaam ak kii di nga xam ni mooy Abdou Ba Ndiéguène nekk fële ci service de mine ak madame Ndaw Asi Ndongo ak kii di Baye Cheikh Touré di doomu nday Janoti Sara ak madame Ngom Ndeye Fatou Ngom ñu ngi déglu di nuyu wala nag Kumba Ba ba soppay da baax yi seen conférence bi ñu def démb fële ci Somme ñu ngi leen ci gërëm bu baax di leen ndokkeel di nuyu mbokk auditeurs yëpp di am mbégte bu baax di leen ngeen sawar ni ngeen di dégloo tey jii am mbégte bu baax ànd ak sunu mag Pape Seck. jërëjëf Pape salaamaaleykum ñu ngi lay dalal jàmm. jégal micro bi voilà très bien. waaw salaamaaleykum DJ maaleykum salaam. maa ngi leen di nuyu te vraiment di baaxal lu tuuti retard bi ñu am. waaw. te di leen remercier nag ci seen invitation bi. parce que ñu mel ni yéenay poumon artistes yi. artiste bu fëlee dëgg-dëgg ñu mel ni yéen a ko jàppale. te jàppale bi mu ngi commencé d'abord ci invitation yi. ci gëstu yi tamit waaw. Pape gëj nga fi de doyen gëj nga fi lool boobu ñu nga fële. waaw boobu ñu nga ca. rue Yacine Boubou. c'est vrai benn yoon laa fa mos a dem voilà benn yoon sax. am naa sax ay invitation yu ñu ma invité woon mais nangu ma woon kii mais yéen ñaar moom da ngeen di samay nit depuis démb wala tey. yàlla daf ñu boole moo tax. ma waxtaan ak yow waxtaan ak Dame Mbacké parce que samay rakk ngeen te yàlla boole nañu démb wala tey. moo tax ma am confiance ci yéen. voilà. Pape tey nag xam naa di nga génne wàllu secret sa carrière waaw kan mooy Pape Seck d'abord dañ lay laaj nga dellu soit wax tuuti liñ naan tunganeeru tey ñuy nataal waaye nag yaa ngi nii auditeurs yaa ngi nii ñu ngi lay déglu. waaw man daanaka Abdou Aziz Seck laa tudd. Abdou Aziz Seck. waaw daa baax Malick moom lañ ma tuddee. est-ce que mais nag duñ la tuddee ko mag ba pare nga nekk ci yenn milieu yi. waaw day waar. waaw wuyu turam. est-ce que dañ lay woo. wutal surnom. waaw dañ lay wutal surnom loolu waral Pape. aha voilà.
loolu te sama carrière tamit daanaka daal mën naa ci junj tuuti. parce que alhamdulilah rabbil alamin macha allah. sant yàlla. dox naa tuuti. bokk naa ci groupe yu mag a mag a mag yu bëree bëri. joué naa ba joué ndoog ay congolais yoo xam ne waa Brazzaville lañu. joué naa ba joué ndoog orchestre boo xam ne bi symphonique la. orchestre roi wu Suède. muy Ali Muller Band. maa leen indi fii Palais des Arts. ànd ak ñoom festival de jazz. def naa ñaari at ak Gélawar bu Banjul. balaa ma bokk naa ci USA tamit. c'est Ouzet les 4 femmes dans le vent seen morceau yëpp presque musique bi man maa ko arrangé maa ko defar. moom muy ñoom Fat Sakho Fat Thiam Samb et cetera. bon fii Royal Band bokk naa ci temps yi ñoom Matou Fall. nekkoon na Royal Band. bu njëkk ba. waaw bu njëkk ba daanaka daal xaw naa dox tuuti daal. lan moo la dugal ci musique justement. musique daal dama bi ma nekkee école secondaire. dañoo amoon benn dëkkandoo boo xam ne bii te doon guitare buy guitare nag parce que man dama bëgg a xalam trop buy guitare affaire bi daf may capté ba su ma bëggoon jàng samay leçon sax duma ko mën damay toog di déglu guitare bi fi virus bi daal foofu la ma duggee. waaw. à peu près ñaata at nga amoon. boobu j'étais entre 12-13 ans. waaw waaw loolu moom lu am solo la. ndono la wala daf la dab amoon benn mbokk bu koy def ci wàllu parce que dañ naan lépp loo xam ni jëm na luy bégal doomu aadama de loo xam ni dañ la koy transmettre amoon benn mbokk artiste wala papa maam wala. si amoon nañu benn artiste boo xam ni c'était un grand artiste parce que yàlla def na ñaar la ñu woon ñoom musique française la ñu doon def. presque ñaar la ñu woon muy Baro bi créé Baobab ak ku ñu naan Lazare Mbaye Lazare sax fii la ko yàlla moomee sax. waaw mooy papay ancien policier bi waaw. waaw ak papay Matar Mbaye ak ancien policier bi c'est vrai. yaa ngi gis moom c'était un très 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 grand musicien internationalement. Malheureusement bon ci fichier Sénégal bi xamuñu ko trop ñi ko xam daal mooy mbokkam yi. parce que même Louga waa Louga moom moo tax ba Louga am orchestre. biñ ko affecté Louga mu nekk fa. di jël ay musiciens di leen yóbbu di dikk. donc ci la gars yi amee feeling ba formé Sawruba Louga mais moom. Sawruba waaw bokkul Sawruba. mais musiciens yu bare ci moom lañ jëlee virus boobu. Louga fii formé na Diourbel Renéa Bande de Diourbel. un grand orchestre aussi. D'ailleurs jàppale woon naa ko fa presque pendant 2 ans. ma ñibbi si Thiès bi ma ñibbi si Thiès nag yàlla def. daal ma dugg avant Royal Band sax. nekk naa fekk USA ak ñoom Dame Mbacke ñi ñoo nekkoon waaw guddig bëccëg ñoo doon ànd. waaw ban étape moo la gën a marqué sa carrière musicale. bon sama xam naa léegi est-ce que yaa ngi guitare ba léegi sax. maa ngi guitare ba léegi doo ko bàyyi de am na loo xam ne moom waaw naa ñëw ci maas léegi waaw ban étape moo la gën a marqué sa carrière musicale. bon étape bi ma gën a marqué sama carrière musicale mooy première fois mooy joué ndoog ay congolais. waaw fan la woon Sénégal wala bitim réew. Cap Skirring. à Mbour. waaw le club méditerranéen waaw Méditerranée ok c'est bon. ànd naa ak ñoom tamit Guinée-Bissau. ànd naa ak ñoom Guinée-Bissau. fa laa xamee Kamou Yandé sax fa. ndeysaan ndëm si yàlla si yàlla na ko yàlla jégal. yàlla na ko yàlla yërëm te yéexe ñu taabal ko àjjana. amiin. carrière bi ma gën a frappé daal mooy ñag yooyu moom. duggandoo woon ba pare am ak ñoom déggu première fois boobu maa ngi jóge Banjul rek. bàyyi Gélawar.
ñoom ñu jël ma yóbbu ma Cap Skirring. waaw dégguma nga wax Baaba Maal de ci sa. Dandele ñool Dandele noonu waaw. da nga ko waaw wala. def nga Dandele noonu quand même waaw Dandele ñool daanaka tu vois man maay bàyyi Dandele ñu. maay créé Dandele ñu man sama wàlli bopp. parce que problème bi mi ngi jóge woon ci ñoom dañoo amoon benn problème bu ndaw ak El Hadj Ndiaye bu studio 2000. boobu mu ngi formé waa Ndama. Mansour ak Mbasu. Mbasu Ñang dem si yàlla si Mbasu Ñang dem si yàlla ak Baaba Maal. ñoom ñett ñoo mës a ànd depuis bi ñu nekkee xale yu tuuti. ñoo doon ànd di ànd bon yàlla def na nag bi El Hadj Ndiaye formé kii waa Ndam. dafa ne Mbasu ak kii du bokk Mbasu ak Mansour duñ bokk. Baaba Maal rek lay jël. alors ñu fekk ma nekk fii Thiès di jëf-jël. ñu woo ma. parce que bu ñu mësoon am problème jaaxle xaw a jaaxle musicalement dañ may woo. bu ñu mësoon am tamit spectacle bu mag a mag dañ may woo. comme man may seen mag. bon ma dem fa bi ma fa demee ñu ne ma comme yow El Hadj Ndiaye sa xarit la. ñun kat ñoo ngi ci problème. dañu war a jouer ji am nañu 5 contrats. ñu jël mais avance yi yëpp dañ ko dépensé presque. dañ ko dépensé ci ay matériel ay affaires yu kenn xamul. léegi ci moom lañu yaakaaroon pour mu kii ñu mais moom nee na benn Mansour ak Mbassou duñu bokk. te matériel beeg orchestre am pour mu dem accompagner leen ci concert yooyu. il faut ñu delloo si avance bi yëpp. loolu doy na war de Adam. mooy ñu expliqué man ni ma comme sa xarit la woon dañoo bëgg nga ànd ak Baaba Maal dem fa waxtaan ak moom tu vois sinon waa Lambaay ñëw problème dina am. waaw maa ngi bon d'accord ma ànd ak Baaba Maal ñu dem studio 2000 kër El Hadj ñu egsee El Hadj Ndiaye ni ma Pape Seck voilà justement yow on a besoin de toi vraiment parce que suñu orchestre bi am nañu guitariste bu mag a mag mais folkloriste la dañu soxla gars yi nee nañ dañu soxla guitariste moderne. world music voilà. mu wax ba pare ma ne ko El Hadj man pas El Hadj d'accord loolu moom nañ ko suspendre d'abord parce que loolu indiwu ma sa problème ak Mansour ak Mbassou ak Baaba Maal moom ma tax a ñëw mu ne ma non ne te fatigue pas jël naa sama décision. Baaba Maal rek laay jël waaw Mbassou ak Mansour duñu mën a bokk waa Ndam. parce que prévoir naa beneen chanteur sax mooy Ousmane Amady comme ça moom Baaba Maal ñu nekk ci waa Ndam ne wax moom mer nangutu moo xam nga moom gaynde la. meree moom du dégg du gis. waaw c'est un vrai lion. ma ànd ak Baaba Maal ñu dellu si Kastoor dellu si man leen bon léegi caafa ngi bëgg xam ñuy seet nu ñu mën a assurer seen spectacle yooyu seen contrat yooyu. suñ ko assurer ba pare buñ ko jouer bu ñu ñëwee nag ngeen jéem a juboo ak El Hadj Ndiaye. parce que je sais que vous avez grandement besoin de lui. c'est un grand support te seen départ yëpp. El Hadj Ndiaye presque contribué na ci lu ci gën a bare. à part Samba Thiam animateur région. El Hadj Ndiaye moo ci contribué lu gën a bare. moo leen gën a poussé. ñu ne ma léegi nan la ñuy def ñun. man leen bon d'accord comme man nekkoon naa kii étoile 2000 de Dakar. am naa fa ay collègues musiciens yu fa nekk naa dem jël leen ñu ñëw 3 jours ñu répété ñu dem jouer seen affaire yi ni ñu ko jouer rek nañu xumbal rek. mu dagan. voilà. jërëjëf gars yi ne ma loolu nan la mën a amee amuñu matériel man leen bon am naa sama benn xarit libanais bu nekk Rufisque daawoon naa jouer ci orchestre am dans les hôtels là
suñ fa demee din ñu jox matériel complet ñu ngi amoon benn douanier officier de douane Khalifa Sarr benn waaw Khalifa Sarr frère du Khalifa Sarr bi beneen Khalifa Sarr d'accord waaw Khalifa Sarr ni man maa ngi ak sama oto te guddeegul nañ dem mën nañ dem Rufisque léegi ma ne ko nañ dem ñu dem biñ demee fekk nañu sax libaane bi tëdd ñu fëgg ñu kokkal na man la gardien bi man la Pape Seck guitariste mu daal dem wax mu daal di jóg ñëw daal di ñu entrer moo expliqué ko mu yóbbu ñu ci magasin bi ni ñu choisir leen lu leen neex gars yi trier li leen neex yëpp ñu teg bon mais sunu bi ma am sunu hôtel la parce que xam nañ ci dara mënul assurer ay stade ak yooyu ay plein air yu mag sunu la pour hôtel léegi am na sama benn xarit bu nekk Dakar dama leen di booleeg moom mu ngi sunu bu baax bu ngeen xëyee suba teel ngeen dem këram man dinaa ko téléphoné sax s'il le faut mu luye leen sunu bi ñu ne ko d'accord ñu ñibbi Dakar fanaan moo obligé fanaan Dakar jour boobu bi ñu yeewoo nag ci lañ dem ci waa ji mu génneel ñu sono bi génneel ñu matériel génneel ñu pare teg ñu wax bu jubu ci kàddu léegi nag mu des problème musicien na leen comme newoon naa leen dans l'après-midi bu ñaañee ba pare gars yëpp Médina la ñuy tase dañ dem fa Aziz Sam fa la local bi sorewul ak kër Sabor parce que Sabor moo leen yoroon Sow Sabor après ñu añ dem fa demee ma jël fa Sidiki waaw jël Aziz Sam comme technicien parce que comme da nga am sunu bu xarañ il te faut un bon technicien fekk au départ kii Dingus Assane Ndoye moom mu ngi woon ci orchestre waa Naama donc il pouvait pas venir. Voilà. Donc, Pape Seck et le Ramadan, une très très longue histoire. Le temps de l'union. Waaw. Le temps de l'union. Très, c'est mes jeunes frères. samay rak lañu. samay rak xam nga lu tax ma wax loolu est-ce que une partie des musiciens de Dande Lenon amuñu fàq dem ci Thione Seck après Ramadan? Non. Non. Voilà. Voilà lu ñu doon leeral la kon. Ça n'a jamais eu. Ok. Même Sidiki le bassiste Hilaire maa ko jëli këram. Hilaire Chabi. Hilaire Chabi maa ko jëli këram indi ko. musiciens yi daal sauf El Hadj Niang ak puis le percussionniste la Bada. parce que Bada moom dafa gedd wandaama ni moom fu Baaba Maal nekk lay nekk waaw fu Baaba Maal nekk lay nekk waaw. après ñun ñaar daal finalement kii sax Assane Ndoye finalement dellu si na sax. duggaat Alassane Djigo nekkuloon foofu Alassane Djigo bi mujjoon dem. non Alassane Djigo non. ok voilà kii moo fa nekkoon comme batteur kii nu mu tudd Mbaye Niass. Mbaye Niass. waaw Mbaye Niass bu doon joué étoile 2000. waaw moom la Baaba Maal di wax Dikam Mbaye Niass. waaw mi ngi lay loo Dikam. waaw ah kon moom la comme moom tam musul nekk Ramadan. Mbaye Niass non. ok. voilà loolu nag étoile 2000 la nekkoon. voilà ab laaj bu ñu ma jébaloon rek pour ma maanaam rotal ko waaw ñu jublu ci Mass Thioune Mass nag moom instrumentiste la parce que suñu waxee Pape Seck wax guitare Mass dafay koo xam ne kii bokk na ci relais yi nga xamee ni lépp loo xam ne lii bokk na ci wàllu guitare am na ñu mu ci formé Mass salaamaaleykum. waaw salaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu bu baax. di nuyu waa Sidi Dunia. Sidi FM. di leen nuyu. di leen baal wax di ñaan jàmm. di ñaan rek yàlla sama borom def jàmm ci réew mi. defal nu sutura yàggal na ñëpp. ci barke yonent bi. waaw Mass da ngay présenté sa bopp yow yaay kan. waaw man Mass Thioune laa tudd. maa ngi dëkk nag Daaru Salaam Thioune ci ginnaaw Mboro. foofu laa dëkk nag fa laa juddoo. waaye daam yëgale ko micro bi tuuti wala. sama kër fu muy fii Kees. yàgg naa fi nag lool. waaw musique bi nag dama ko mës a bëgg.
bi may nekk xale dama ko mos a bëgg daan ko foyantoo di ci sonn lool dem ci Dakar daan dem di kër Alaaji Fay daan ànd ak Sall Seck ay jamono benn waaw d'ailleurs sax barki démb Sall ñëw na sama kër fan yii yëpp ñëw na fi di saa yu jógee kii bi na fi ñëw ma nekk foofu di fréquenter musique bi waaye nag boobu am naa ci bëgg-bëgg trop ba léegi nag bàyyiwuma ko ba wayaase woon fi Mauritanie ba dellu si nag bi ma ñëwee nag laa daal di tàmbali nekkaat ci guitare yeeg yooyu ci jamono yi bi nekk kër Yoro Mbàkke booba emoon ndam si yàlla si booba mi ngi daax kaw booba feebaragul ci jamono yooyu booba emo moomu dañ daan ànd ñuy def guitare ak Bekaay ak Yoro Mbàkke ñu nekk foofu nag formé groupe def nañ fi tournée. groupe bi ni mu tuddoon. groupe bi nag ñu ngi ko tuddee woon Laxas Jaan. Laxas Jaan waaw Dame Laxas Jaan ndax booba li tax ñu tuddee ko Laxas Jaan mooy. faw boo ñëwee doon waykat. di nga indi texte yu wóor yu leer ni moom texte yi dañ ko mën a jàllale. ay yaama neex yi duñ ci dugg. texte bu leer ngay indi di ko teg nga way normal. instrumentiste itam. képp ku ci mënul li ngay def itam. coow li dina la topp. mais lan moo la boole guitare. li ma boole guitare nag mooy. dafa am benn jour ma tëdd. bi ma tëddee gént gis sëñ Fallou. ak ça. waaw bi ma gisee sëñ Fallou. ma dikk ŋàbb guitare gi. sëñ bi ni ma waaw lii lan la ma ne ko lii de Mbàkke guitare la. man ma guitare la. ma ne ko waaw mun ma xool ma yëkkati jox ko ci gént gi mu daal di koy yëkkati wëlbati ko di lii de dara dund ci loolu maanaam daal dara dund ci lu ñu man ni lii nataal la bi ma waxee loolu mu ni ma demal nga wutal ma café ma dem wuti café làmb sama poos dëju ma xaalis ma ñëw ba ci sama néeg làmb sama poos dajeeg sama soxna ma làmb sama poos fekk ci 1200. ma ne ko damaa bëgg nga wutal ma café ndax sëñ Fallou ko dama wutloo café mu daal di may dem wutali café gi. ma dellu si waat mun ma na nga wutiwaat galaas ma ñëw ci sama ñaareel daal di koy jox ñu koy demal jëndal ma galaas fekkee dem na bañ jëndee galaas gi mu indi ko ñu saaf café ji mu ëgsi sëñ bi daal di yëkkati guitare gi daal koy xool wëlbati ko ni ma jëlal rek nga guitare rek waaw mu daal di jël café gi ni ma séddale café gi suulal galaas gi ma suul galaas gi séddale café gi mu ni ma guitare depuis rek boobu nag ci la ma affaire yi nag di dikkal lu ma jéem ci guitare rek def ko. kon jàngoo ko. kenn mësumaa jàngal guitare. kenn mësuma koo jàngal man sax man dugguma école même nit ñi sax dem ci YouTube yeeg di xool yooyu sax mësuma ko def. xaw ma loolu moom bi loolu amee ma téye guitare gi. lu ma dégg nag def ko wax dëgg yàlla itam nag sama xel itam ci Pape Omar Ngom rek la ma daan jox. bu Super Étoile bu waaw Super Étoile. kooku nag dama ko mës a bëgg dama mës a bëgg nag Super Étoile. ci seeni musique di leen suivre nag di leen déglu. yow waroon nga andi guitare gi tey pour woon ñu. malheureusement après ñu waaw léegi may topp rek morceau yuusu yi. saa yu ma ci jëlee rek mu mel nag dañ may wan ni ma yoon wi lii la ma def ko rek mu nice. ma koy topp di ko topp mujj nag affaire yi guitare gi di ma jàngal. damay tëdd ba guddi gént. booba sax xaw ma ay dóor yi mi fa sol la si doo sax xaw ma ko te maa ngi joué yooyu yëpp te xaw ma sax nu mu tudd donc may dem bay ak bu ma tëddee ba guddi. mu mel nañ ma ni lii mooy doo lii mooy ree lii mooy fa lii mooy sol lii mooy laam lii mooy si lii mooy doo. solfège. waaw te may tàmbalee dugg nag guitare gi nag di ma wax may tàmbali nag di def guitare gi ndànk. di teg accords yi di teg noonu laay tegee ba comprendre yenn yi. waaw après nag
ci loolu nag ma daal tàmbalee comme kii nag léegi nag daal di formé ay booy ànd ak ñu am benn groupe bu ñu formé fii mu tudd kii groupe lëngoo waaw groupe lëngoo nag bi ñu ko formé nag fekk seex nekk Tëngéej mu daal di ñëw booba seex ku ñu wax Seex Tijaan Seen moo ci nekk ak beneen xaritam bu nekk Tëngéej ñoom itam ñu ñëw di way ñu ñëw kër ga nag ñu tàmbalee way ñu arrangé morceau yi tàmbali teg ñuy joué nañ nag fu ne nekk nag gi ñëw nañ fu ne joué nañ ko waaw dem nañ fu ne dafa joué ji ak ñoom waaw voilà dinañ ci gën a yaatal macha allah 33 951 44 42 seen émission rencontre des arts Pape nañ dellu soit ak moom léegi maa ngi ko doon wax référence tournée 2017 bi ñu def ci kanam tuuti le waaye daam ni ñu ko waxee rek soppey maanaam kuréel gi nga xam ne moom moo ëmb turandoo Seydina Mohamed yi daal di lañu sol seen daal tey dem nemmeeku ji xalifu suñu maam El Hadj Ahmad Baro sëñ Muniru Njegen am na ñaari waxtaan yu am solo yoo xam ne jëlee nañ ko fa bàyyi ko ci xalif bi waaye itam ki nga xam ni moo doon wax ci turu kuréel gi di Jules Wade naa la bàyyi nga introduire élément boobu. voilà jërëjëf comme ni nga ko waxee ànd ak seen président Idrissa Ndiaye ak Léna Ba di seen présidente ñoom ñëpp àndal nag Jules Wade nga xam ne tey jii moo nekkaloon teewal président d'honneur bi di ki nga xam ni mooy tudd Cheikh Tidiane Dièye nga xam ni tey li ko fekk Dakar. découverte. asalaamaaleykum ma dagaamu baatu président Idrissa Ndiaye. papa ne xolam dafa fees te mu yéene woon jàkkaarloo yow man nag li tax may jël sama kàddu danaa yóbbaale géewu lenn yóbbaale président Abdou Ba yóbbaale président Idrissa bu ñëwee ci mbooloo mi aussi ñu seedeel suñu papa ji di alxalifa alaaji Muniru ni association bii kat ñoom ñëpp ay turandoo Seydina Mohamed lañu ñun nag bi ñu yàlla booleeg ñoom ci turu Moustapha Dieye muy sa doom Moustapha mission rek moo ko indi woon Thiès waaye bi mu ñëwee Thiès it dafa jël kër moom alaaji doomoo ko doomoo la lu muy def Thiès mu ne naa dem jël ji renseignement ci alaaji Muniru jël kat ci kër moom alaaji def ko muy këram ba ñëpp ràññee ko ci Idrissa Ndiaye mii bi mu ñëwee wax ñu ko daaw ñu ne ñun kat ñoo dëkk parce que ñoom li ma booleeg ñoom sama soxna moo fa nekkoon seen kër ñu nekk taalibe bëgg soxna si ba programme yu bari bu ñu ko daan wax damay ànd ak seen parrain di alaaji Moustapha Dieye ba ci armeeru Madoki yooyu bi mu leen demee këris ñu wax ñu ko moo ko Moustapha daf leen jox ay lamp leeral ko ne leen nag lu may def Thiès rek lu ma ci saawaa ji wax muy Souleymane ma am ci orientation daaw yàlla def nañu ci tabaski ji biñ ko waxee Moustapha ñëw teew ñoom it dañuy xottil turandoo Seydina Mohamed yi tabaski bu nekk képp ko am doom tudd Seydina Mohamed ñu xottil ko ñu def ko ca rond-point ba loolu ak cant la ay mètre piis la ñuy jël di ko jox yaay Seydina Mohamed yi ñoom ñu waxtaan seen biir ñun yëguñu fekkewuñu ñu ne dañoo bëgg a jël kat parrain bi jox ko Moustapha Dieye wax ma ko moo ko Moustapha ne ma sant yàlla parce que man kat Thiès laa dëkk ni Kër Alaaji laa dëkk ñu ni waa déet waaye ñu ni seen première rencontre seen premier ziar dañuy ñëw ci yow papa nga ñaanal leen ñaanal njaboot yi ñaanal seen ñaari waajur yi te xam naa ni moo wax dëgg yàlla bu ay Mohamed ñëwee ci El Hadji Muniru Mohamed loolu ak cant la loolu moo doon kàddu yi di bëgg papa nga ñaanal seen yaay yi ñaanal seen baay yi parce que comme li saawa ji wax léegi ku ci am doom mu tëdd Seydina Mohamed seen paan du xaar ñoom ñoo koy defar ba mu jekk jël paan bi seeti yaay Seydina Mohamed bi te loolu yaakaar naa ni buñ koy def ci Seydina Mohamed yi dañ dem ba duñu tumuraanke trondoo parce que seen trondoo foor na fooraay goo xam ne tey kuñ ne ab Seydina Mohamed nga dugg rek dafa nekk tarixa nekk lu sedd ci xol kon Idrissa ñun ñoo ngi lay sañ ci turu Moustapha sa xol fees na parce que daan nga ma wax ni man sama première rencontre man la xam naa ne boo jéemee ne ba ñëw Kër Alaaji ba ziar sa xol dana sedd yàlla def na ni yaa ngi nii tey
jàkkaarloo ak suñu sëriñ bi suñu baay alxalifa mënoo wax. voilà jërëjëf auditeurs yi mën nañu woote 33 951 44 42 Dame fekke woon nga ndaje bi Souleymane moo doon wax noonu Souleymane Wade Jules Souleymane moo doon wax noonu Jules Wade moom nga xam ne ni ngi nekk ci Sénélec bu kees moom tamit ci kuréel gi la bokk ndax tamit ñaareel ba kii di Moustapha Dieye di président d'honneur ba xaritam la waaye rek dafa bokk ci kuréel gi ànd ak soxnaam ñoom ñëpp ñu ñëw te comme kër ga tamit moom moo ci fa la dëkk moo taxoon tey mu jiite woon délégation bi ñu jox ko mu nekkoon seen porte parole. waaw ñu jël auditeur bi allo. allo oui asalaamaaleykum. waaleykum salaam. Khalifa Babacar na nga def. waaw moom di moom mooy. waaw mais Jules waaw Souleymane yaa doon wax léegi noonu daal. waaw ñoo ngi ziar bu baax sëñ Dame moomu di la ziar. ñu ngi lay ziar bu baax. di rafetlu émission bi. émission bi nag sama émission la comme ni mosoon nekk sama émission. yaakaar naa ni rencontre des arts moom bokk na ci émission yi ñuy jaar nga fi de. waaw jaar naa fi depuis 2004 ba 2007. 2004 waaw loolu ak sant yàlla la mais yow ñu lay félicité bu baax. très bien. ci ni nga téye émission bi. donc li am solo mooy ñu ñëw ci actualité bi tey comme ni ko sëñ Diam waxee. mooy ñun daal climat de satisfaction bu rëy lañ ci am. parce que mbooloo moomu nga xam ni les homonymes du prophète Seydina Mohamed. te ku nekk am nga sa mbooloo kenn ku nekk am nga sa doom waaye tey. seen première rencontre ñu jagle ko famille Ndiéguène jagle ko xalifa bi di El Hadji Muniru ku fa teew rek tey ji sa xol sedd te yaakaar naa ni yaay yeeg xale yëpp laata la sëñ bi génn rek xale yëpp topp ko ngiraan dem di càkku moom ci moom ñaan loolu ñoo ngi remercier bu baax Idrissa Ndiaye moom mi nga xam ne mooy parrain ak Hélène ak ñoom leen a baax ñoom du ko Ndiéguène ak l'infatigable Dame moomu Dame aussi bu teewalee rajo bi Sud FM liggéey bu baax la ci def tey sax xale bi sedewaat na ko te sàkkuwaat na ñaan ci rajo bi ci ndigalu ni xale bi fu ñu ñaanal ko man nag gaa ci association la bokk na am Mohamed mais nag dama teewaloon sama benn frère suma xarit bi ñuy wax Moustapha Dieye moom moo fi nekkoon délégué régional léegi nekkoon na fi départ mais léegi c'est le directeur des régions bu Sénégal mais daal ñuy ñaanal association bi daal à travers le président Idrissa yàlla jaar def jàmm yàlla may leen ndam et puis ñu xam ne loolu ñuy def moom la dëkk bi laaj mooy dëgg donc jël nañu ay orientation day leen ñëwoon jaar ci mais ay orientation lañu jël ci xalif Ndiéguène ci xalif bi aussi ñoo ngi koy ñaan yàlla may ko wér yàlla bàyyi ko suñu kanam ba ñu yàgg di jiite parce que fierté la ci ñun fierté la ci Thiès waaye fierté la ci Sénégal donc moom ku ko déglu muy wax rek boo bëggee am dëgg rek wala nga bëgg a fonk say ñaari waajur rek man nga dem ci moom nga jël say orientation donc loolu nag occasion yooyu ku la koy may sa àdduna war nga koy sant loolu tax mu ne woon naa dugg remercier waa Sud FM remercier directeur station bi remercier yow moomu Babacar parce que depuis des années et des années suma xarit nga ci côté art ak ci côté culture ak lépp yaa ngi leen di jàppale donc yow da la waroon na may ambassadeur sax de l'art et de la culture yow lu baax rek ngay def di remercier àla ndaam moom loolu moo taxoon daal ma ne naa dugg leen remercier jërëjëf Souleymane waaw Souleymane ñu ngi koy gërëm baax di ko sant 33 951 44 42 gis nga spirituel temporel lépp benn la parce que boo gisee lii daam day wane rek su defee dafa am benn mission mooy yaatal fépp foo xam ne fii njëriñu doomu aadama mu ngi fa voilà dañ naan informer vite et bien waaye itam fexe ba loo xam ne li incha allah nit ñi ci émission yi ñu fi def yëpp nañ ci gis seen bopp am nañ beneen auditeur allo salaamaaleykum Didier. waaw allo ça va. waaw xalif général waaw ko Jeannot Tissera Jeannot da nga ne xalif général man la Jeannot waaw. waaw wax nga dëgg bismillah ah da nga xam ne sama baat mu tax. waaw maa ngi nuyu di ko encouragé. Pape Seck waaw waaw man la Jeannot. waaw Jeannot waaw di ko encouragé. di ko laaj nag ana guitare. ani guitare guitare pédale bu guitare. pédalu guitare ani pédale bi mi ngi lay dégg daal comme waaw la bëggoon. waaw mais di ko laaj ndax da ko bàyyi wala bàyyiwu ko. di leen encouragé nag. di wax ne émission bi ngeen réservé tey Pape Seck.
dafa waroon gën a gudd parce que dafa gàtt day gàtt tey. du mu mën a dugg ci lu bare. mais di ko encouragé di leen encouragé yéen jërëjëf ñoom Baye Cheikh ngi toog déglu ak ñoom góor gi ñëpp ñu ngi leen dégg. ok Camara di dégg yéen. merci. voilà ok jërëjëf Jeannot ñu ngi koy gërëm baax di ko sant ñu ñëw si ñaareelu waxtaan bi découverte laa koy tudd. wa barakaatuhu. sëriñ bi nee na mu ngi leen di ziyaare yéen ñëpp. nee na mu ngi leen di baalu xaq itam. sëriñ bi nee na mu ngi sant yàlla bu baax. ndax yàlla def na alhamdulilahi nabi sallallahu alayhi wa sallam moom la tuddee suñu sët yi mu ni suñu boroom def na ni kenn ki nga xamante ne ñun ñëpp moom la ñu yaakaar muy mawlaana rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam moom la ñu tuddee suñu sëttu ndaw yi. suñu maam bi Ahmadu la tudd Baro Njëgën. suñu maam bi sancoon dëkk bi mu ngi tudd Ahmadu Baro Njëgën. suñu baay bi Ahmadu Njëgën la tudd. suñu baay bi mu ngi tudd Ahmadu Saxiir Njëgën. mu mel ni ci gàttal suñu maam suñu baay yëpp koo ci tudd turam rek Ahmadu la. mu mel ni suñu baay yëpp koo ci tudd turam rek turu yontu yàlla Muhammad mu nga ca. te loolu moom la ñu sàkku barke ci yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa te sallam. loolu mag ñi def ñu ko dul sàkku barke ci rasulillahi. rasulillahi moom ñu yaakaar na ku yaakaar ne caaxaan la kooku du benn caaxaan ndax boo ko tuddee doom incha allahu dana ca gàddu juróom-ñaari jikko te juróom-ñaari jikko yooyu ku ko gàddu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nitu yàlla ngay doon. yontu yàlla Muhammad moomu ñu tuddee suñu njaboot yi ku yaakaar ni caaxaan la yaa ngi nax sa bopp. ndax nit kat boo ko tuddee doom dina ci jël juróom-ñaari jikko te ñëpp nañu xam ni juróom-ñaari jikko yontu yàlla Muhammad fu mu daje ci yow nekk nga waliyu. man nag seen bàyyi leen tànnal tur wu rëy woowu. kon seen baay yi tànn tur wu rëy boobu. seen ndey yooyu liggéey ko. ñoom day wutal nañ leen loo xam ne du ngeen am benn gàpp-gàpp. ñoom day utal nañ leen tur yoo xamante ne fu ngeen neex mën ngeen a taxaw amoo leen benn gàkk. boo nee Muhammad rek ñëpp kontaan. boo nee Muhammad rek ñëpp kontaan. boo nee rasulullah ñu ne sallallahu alayhi wa sallam. boo nee rasulillahi ñu ni sallallahu alayhi wa sallam. bu leen leen saaga. fexe leen nag bu leen saaga xale yi. bu leen leen saaga de. bu leen leen saaga de. na ngeen ci rus seen turandoo yi bu baax a baax a baax. na ngeen ci rus turandoo bi bu baax a baax. na ngeen ko rus bu baax. na ngeen ko rus bu baax. alhamdulilah rabbil alamin. alhamdulilahi rabbil alamin. ñu ngi nuyu seen président bi la. ñu ngi nuyu seen président Alhaji Idrissa. Alhaji Idrissa ñu ngi koy nuyu. Alhaji Idrissa Serigne Bang lay nuyu. kii xam ne yàlla def na alhamdulilah ci kër gi la bokk. nee na bii ñoo bokk benn ndey. man sama sang la te du ma jox dara. mu ni moom tamit mu ngi nuyu suñu bàjjen leena nga xam ne ñoo bokk benn ndey. mu ni bàjjen leena sangam la waaye mosu ko jox dara. alhamdulilah waaw alhamdulilah rabbil alamin. mu ni alhamdulilahi rabbil alamin. day mel ni seen ziyaara bi am na njariñ. dafa mel ni seen ziyaara bi am na njariñ. ngir kii sëtu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ngir bi ngeen ñëwee yéen a fi dajeeg sëtu rasulillahi. baayam toog na fii ay ati at. baayam toog na fii ay ati at. ñun ñëpp ñu xam nañ ko ci alxuraan baayam. ñëpp ci alxuraan lañu ko xam. moom it ñu nga bokk ci xare Amar Fall. moom it ñu ngi bokk ci xaari Amar Fall. ak moom mii. ak moom mii. bon nag bu fi ñëwee alhamdulilah rabbil alamin. bon nag bu fi ñëwee alhamdulilah rabbil alamin. day mel ni seen ziyaara bi am na valeur. day mel ni ziyaara bi am na valeur. ngir yàlla ak yonent bi. ngir yàlla ak yonent yàlla. mu ngi kontaan bu baax nag. sëñ baa ngi kontaan bu baax. ñu ngi lay nuyu bu baax a ñu baax. ngi lay nuyu bu baax. ñu ngi nuyu Souleymane bi xam ne suñu doom. ñu ngi nuyu suñu doom ji Souleymane. ah xale yi doon woy itam. xale yi doon woy itam. yal na yàlla barkeel leen. yal na yàlla barkeel leen. ndax barke moo ëpp doole lépp. ndax barke moo ëpp doole lépp. bu barkee rek boo amee barke rek. nit soo amee barke rek. ñëpp jariñu ci. ñëpp jariñu. kontaan nañ ci yéen. kontaan nañu ci ñu yéen. leen di ñaanal yàlla guddal seen ñu fan. leen di ñaanal yàlla guddal. alhamdulilah rabbil alamin. alhamdulilah rabbil alamin. seen mbooloo mi. seen mbooloo mi. ginnaaw yàlla ak yonent bi. gannaaw yàlla ak yonent ci bi. ngeen ci cité. da ngeen ci cité. ki ngeen ci tudd. ki ngeen ci tudd. mu mel ni. mu mel ni sama doom la. sama doom la. Moustapha fii la daan toog. Moustapha fii la daan toog. fii. fii. barki démb rek. barki démb rek. maa ngi koy téléphone. mu ngi koy téléphoné. te yàlla seetlu lool. te yàlla seetlu na loolu. kenn jaarul ma ci waxtu bi. ñii kenn jaral
ma ci wax lu dul loolu. Moustapha jarul may wax lu dul dëgg. Moustapha sax jaralu ma Moustapha loolu. Moustapha. Moustapha jarul ma wax lu dul dëgg. jaralu ma wax loolu. bon nag bu fekkente ne. bon nag bu fekkente ni. def na ay teraanga ci li ma xam moom ci xam. def na ay teraanga ci li mu xam. na ko continuer nag. na ko continuer nag. ndax loolu la dëkk bi. ndax loolu la fi dëkk. na continuer ci loolu. na continuer ci loolu. ndax yéen. ndax yéen. ñu jaral defal ngeen. jara defal ngeen. bu dul turandoo itam. bu dul turandoo itam. yéen ñii. yéen ñii fu ngeen toll. fu ngeen toll. ku yàlla may teraanga. ku yàlla may teraanga. war na leen ci boole. war na leen cee boole. ginnaaw yàlla. gannaaw yàlla. ñi fi baax ñëpp. ñi fi baax yëpp. jigéen ñi leen jur. jigéen ña leen jur. bon nag. bon nag. ñu taamoo ku mel ni Moustapha. taamoo ku mel ni Moustapha. mu dëkk fii. mu dëkk fii. Moustapha. Moustapha. ñun. Moustapha Dieye. Moustapha Dieye. Moustapha Dieye. Moustapha Dieye. Moustapha Dieye. Moustapha man Dieye. alhamdulilah rabbil alamin. nag alhamdulilah rabbil muy alamin. koo xam ne. muy koo xam ne. doom la. doom la. te yàlla seetlu ne. te yàlla seetlu na ne. yaakaaruma kenn ci alal. yaakaarul kenn ci alal. yaakaaruma kenn sama ruugi. yaakaaruma kenn ci sama. lu ma waxal nit rek. ma waxal nit réalité la. réalité la. boo tegee kaamil. moo tegee kaamil ma waat ko. ma waat ko. bu ngeen ko tuddee woon lu mu mën a doon te jikkoowul benn jikko bi. bu ngeen ko tuddee woon lu mu mënti doon te yorul yenn jikko yi. def lu baax fii. di def lu baax fii. di ko def feneen. di ko def feneen. lu ma ko jege jege. lu ma ko jege jege. du ma ko inventel dara. du ma ko inventel dara. maa bañ. moo bañ. Voilà, le croisement des cultures, carrefour culturel Sud FM Sen Radio ni ma koy faral di wax rek nekk na li nga xamee ni dañuy allier le spirituel et le temporel am na solo di nuyu bu baax nag Serigne Ousseynou Ndiéguène Pa Ousseynou ak Fadel di doom ci xalif bi rawatina kii di Cheikh Macky Ndiéguène ñoom nag suñu buntu lañu foofu waaw di rafetlu rek waaw di rafetlu am na solo lool li nga xam ni moom moo rot tey jii ci maanaam liñ doon waxtaanee foofu loolu nag Dame yaa fa teewoon donc peut-être benn résumé bu ndaw balaa ñuy ñëwaat ci Pape Seck. voilà ndax mbay ban fa demee tey jii fekk nañ fa ki nga xam ne tey moo ñëwoon ziara si nga xam ne moom Serif la di nekk ci surtout Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam mu ñëwoon tamit ziara ci Serif bi turandoo Mohamed di ñëw fa xam nga loolu nekk na lu rafet ñu dafa waxtaan lu rafet boo xam ni sëriñ bi fàttalinu kiy jëmm jooju seen turandoo mooy kan ak ay yenn melokaan la meloon jàngkat ja jàng fa xamal ne kuy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xamal fa tamit yaay yi ak valeur jigéen ndax jur mooy jur wàlliwu mooy jur borom xam-xam mooy jur kilifa àddina loolu lépp tamit mu rafet sëriñ bi daal delloo nañ ci yàlla wan na wax ay qualité seen turandoo Seydina Muhammad mooy kan mu nekk mbégte ko nga xam ne tey ji ku fa jógee da nga am sérité bu rëy boo xam ni mën nga see defaru àddina ak àllaxira kon di ko gërëm njëgal yàlla Vous écoutez Sud FM Sen Radio. Voilà du am solo tam parce que Pape foofu laay ñëwaate si yow parce que culture dañ koy méngaleeg loo xam ne lii ay xumbuteef la lu ñu moom la wolof Njaay da naan ku wàcc sa ànd boo dem fekk borom frenkulaay ci kawam mais musique dañ ko xaw a dévoyer maanaam dafa am ay lënt ay roq jàdd yoo xam ne dañ naan ku ko def rek da am na fu ñu lay méngaleel parce que d'habitude dañuy gis ni musique transmission wu loo xam ne li da nga koy jël si yow di ko jox doomu aadama mais am na lu mu taq loo xam ne lii xëy na yéen mën ngeen comprendre askan wi ni du lu bon du lu bon parce que loo xam ne lii li ma fi gis yëpp ñu lim ko lu toll si fukki tournée ak benn boo xam ne def ngeen ko ci loo xam ne lii ci wàllu sellal la amul lenn lënt wane ni musique lu noble la Pape. waaw musique lu noble la parce que bu musique bonoon du ñu musique du tudd yanant bi gën ji te ñi ko wéy ci musique bari nañ trop c'est-à-dire musique ak musique moo am na ñoo xam ne dañuy musique ci seen biir xol lañ ko tibbee pour neexal xol doomu aadama mais musique gu ñu pour yàq doomu aadama ñii musique nag di yàq doomu aadama xëy na ñoo tax ñu naan musique baaxul mais li gars yi di jëf li nit ñi jëf luy yàq doomu aadama bari na trop di nga ci gis lu négatif di nga ci gis lu positif côté boo ko féetale rek parce que man yàlla def na damay musique yàgg naa ci musique trop mais yàlla musal nañu ci tuxub yàmba yàlla musal nañu ci naanu sànq ay exemple voilà waaw donc am na
ñuy musique nag xëy na li ñuy musique moo tax ñu naan wala boîte yi nit ñi dem fekk toi doo fa gis lu rafet moo tax ñu boole ci musique déedéet musique bi mën na nekk ci biir boîte bi mën na nekk à l'extérieur de la boîte ci biti waaw yéene bi nga ci am yow da ngay ñëw daan sa doole da ngay bay comme tout un chacun daan sa doole boo paree ñibbi sa kër te musique presque dafay seddal xolu doomu aadama te yaakaar naa ne suñu borom bi jànguma nag mais bëgg na jàmm diggante doomu aadama ak doomu aadama te musique luy indi jàmm la ci diggante doomu aadama ak doomu aadama li Mass wax léegi rek firnde la nañ dellusiwaat ci moom léegi waaye lan mooy indi dérapage ci wàllu musique di def musique jékki-jékki di ci boole loo xam ne lii bokkul ci mbir yi kooku ñàkk xam musique la rek parce que am na lu ñuy tuddee musique du musique am na lu ñuy tuddee musique naan musique la du musique comme lan par exemple bon par exemple nga jël comme ni gars yi wax ay bombas ak ay kenn xamul yii waaw léegi de lu ne ngay dégg kay man damay waaru si yàlla sax parce que am na yoo xam ni moom waaw kooku ça n'a rien à voir avec la musique bon après les gens la musique on dit c'est l'art d'adoucir les mœurs voilà c'est vrai boo ci indee affaire kii yooyu nag ndëngate yooyu waaw yow la incombé daal mais du musique wootewul loolu après ñu bëri nee nañu daal bien que tama suñu cosaan la mais ñu bëri nee nañu tama bu mu duggee ci musique bi la lu dérapage commencé bon xaw ma ba dañ koy faral di wax wala loolu c'est pas avéré tama am na ñoo xam ñu ngi tama yu sell par exemple boo jëlee tamakatu Baaba Maal bi États-Unis dafa former ay américains ñu def groupe di dem ci ay festival de lourd xam nga ñooñu yàquñu kenn am na sabarkat yoo xam ne ñu ngi Europe dañoo siggil Sénégalais yi ku ci mel ni Pape Mbaye mi nekkoon fii waa Flash waa Pape waaw ñooñu ay moromam bari nañ fa trop mais dañoo am respect seen bopp am respect ci li ñuy liggéey mais bu fekkee ni bi yaa ngi du sabar gi rek lépp looy def bëgg ci boole débauche rek voilà dafay tilim mais boo ci boolee propreté xol bu set bëgg par exemple selal xol doomu aadama waaw je crois que dina am yooyu moytu waaw voilà 33 951 44 42 ubbiwaat nañ téléphone yi maa ngi ko doon wax léegi ñu ñëw si li nga xamee ni moom moo di sa wàllu tournée bi référence tournée 2017 jëf jël bëgg naa nga dellu soit un peu jëf jël groupe bu yàgg la woon mais da ngeen a ressuscité formé waat woowaat ñi nga xamee ni ñoo nekkoon à l'origine ci création groupe bi naka la tëddee ba ngeen mën a retrouver waat pour dem si li nga xam ne moo di wàllu tournée bi gis naa fi nag maa ngi ko doon wax léegi 11 étapes yoo leen def en 2017 ci tournée boo xam ni tournée internationale la woon. waaw tournée internationale bi en 2017. 16 la woon. 16 tournées la. 16 tournées ah. waaw. voilà ñun jëf jël de Thiès la yàlla wërsëgale njëkk groupe sénégalais bu njëkk a joué Quai Branly bu Jacques Chirac kii woon nga xam ne lépp luy aar ci Afrique ñu ngi ko fa denc. Paris Arte ah. waaw et concert live Quai Branly boobu Arte. Arte kii les Allemands la. ñoom ñoo ñu yóbbu woon Quai Branly. ñoo organisé woon kii boobu. c'était boo duggee YouTube sax di nga ko gis c'était extraordinairement bien passé. te du Quai Branly rek fépp fu ñu dem. yàlla def ñu suturaal vraiment. xëy na ni ñu déparé woon parce que j'en profite pour vraiment ñaanal Gora Mbaye mi nga xam ni. ndem si yàlla si wala. ndem si yàlla Gora Mbaye mi nga xam ni. ci bokkoon na ci ah. jëf jël la bokkoon au départ léewu jëf jël et tamit di vraiment ñaanal Moussa Dia ci ñu gën a poussé jëf jël la bokk en dehors nag
suñu gars yi nga xam ne waa Grand Thiès. ñoom Dame Mbacke ñoom Cheikh Mbacke tu vois. Cheikh Mbacke Ba. tu vois ñu vraiment bu jëf yéen jógee ba jóg ba am doole. ñoom ñoo ci jàpp. ñoom Jano mi nga xam ni vraiment c'est l'ami de tous les musiciens. moom amul xëj ak seen. musiciens yëpp la boole. musiciens yëpp la bëgg. waaw vraiment tournée bee nag. comme ni nga ko waxee fukki tournée la ak juróom-benn. fukki tournée la ak juróom-benn fukki tournée yi dañoo njëkk a dem mois de juin. ñu dellu si waatoo ñu dem mois de novembre. mois de juin dañoo def juróom-benni festival. ñu dellu si mois de novembre bi ñu delloo ñu def juróom-ñeenti festival. ñu dellu si bon bi ñu dellu si nag. amoon nañu tuuti latence tuuti toogoon nañu daal. parce que Sénégal fii bariwul li ñu fiy joué. bariwul li ñu fiy joué parce que tubaab bi ñu yoroon dafa gëm artiste. moom boo fayul lu ko jar danaan la doo joué. waaw bu ñu la fayul lu ko jar. danaan doo joué. ku bëgg nga joué looloo tax Sénégal kenn xamuñu fii. waaw Pape ñu del si waat ginnaaw tuuti avant jëf jël Ouza la woon Ouza ànd nga ak moom ngeen ñëw Thiès boobu yéen a ngi nekkoon Gandiol te Gandiol googu nekk ngeen fa ak Ouza parce que boo xoolee album boobu fa Ouza doon génnee mooy Xaadimu Xayrul Xaadim bi foofu la ko defee yow mi yaa nga fa woon ki nga xam ni gis naa ci seen batteur bi Cheikh Lo Ndigal xam nga booba temps si jamono Ouza moom moo nekkoon batteur bi après tax ginnaaw bi laa ko dégg gis sax muy woy yéen Ouza boobu ngeen taqali ko foofu Gandiol yéen ngeen créé jëf jël bi indi coow li jëf jël boobu yéen a nga doon tëggee fël daan wax paradis ci booru Sam teraanga boobu daal di ñëw ak Ouza dem bàyyi fa orchestre bi naan teraanga mu ne Cheikh na Ndiaye mais lu waral loon seen séparation ak Ouza bi ngeen taqali ko biir Kees. comme si yàlla si Gora Mbaye n'est-ce pas. waaw Gora Mbaye la woon c'est l'un des piliers. tey li gënoon a tax. bokkoon nga ci groupe bi. waaw ñoo créé jëf jël. waroon na dem tournée sax. tournée bi njëkk a dem. day tournée bi la gaañ. day avant ñuy départ. nga dem parce que ñetti woykat lañ ñu waroon yóbbu muy Bassirou Sarr. Kamou Yandé. ñam si yàlla si. waaw Kamou Yandé moom tamit. parce que daanaka Gora Mbaye au départ du jëf jël moom moo nekkoon chanteur leader. ci jamono ngeen nekk paradis. waaw jamono yi nekk paradis gorom avant paradis gorom lañ njëkk a nekk. bi ñu jógee Gandiol dem gorom. waaw mais lan moo indi seen séparation Ouza. non suñ séparation rek Ouza xam nga moom Gora Mbaye mi sax daawoon na ko wéy lu tëgg tas. demoon nañu dañoo dem ba yàlla def tu vois fu mu yemalee diggante bi. ñu yemale fa xam nga diggante moom toujours day jeex ci nii walla ci nee. mais yàlla def na bi diggante bi jeexee relation humaine yi dafa continuer. on ne se voyait pas du ñu am nekkuñu woon ay kii daal ay adversaire mais xaalis amoon na ci de. ba amoon matériel yu ñu fa téye woon. xaalis bi moom. garaawul lool. waaw déedéet. voilà. LONASE moo ñëwoon indi benn publicité. waaw ñu def ko xaalis boobu ci génn nekk moo indi. mooy lii soal bi. mais garaawul woon amul woon gravité. voilà jërëjëf mbokk yi kon histoire jëf jël commencé vers la fin des années 70. ñetti chanteurs yooyu Assane Camara Gora Mbaye ak Bassirou Sarr ànd ak yow mii guitariste Pape Seck ci wàllu cuivre ak percussion yooyu yëpp fexe ba taxawal li nga xam ni moo di groupe boobee def nag succès yu doy waar si diggante Thiès Dakar ak Gambie foofu yëpp da ngeen après da ngeen mujj séparé wu. ba ngeen defee ñeenti at 1983. voilà leen fekk Kolda coup d'état
Gambie waaw mooy coup d'état bu voilà waaw wax ngeen yàgg Kolda loolu taxoon ngeen yàgg Kolda mooy ku koy Samba Sagna nga oui d'accord boo gisee timbre musical bi ñu mujj am bi ñu asseoir dëgg mooy suñu yàgg en Casamance waaw parce que dañ doon gëstuwaale afro sonorité yeeg et cetera parce que boobu man j'avais déjà nekkoon naa Banjul donc xam naa sonorité yooyu mais sonorité Casamance bi moo ñu dese woon tuuti ci lañ nekkoon nag di gëstu ba yàlla def nawet fekk ñu xam nga nawet ak musique bi àndul c'est vrai ci biir nawet bi ñu xaw a arrêté tuuti les activités malgré ça dañ doon jouer parce que waa Casamance ñoom taw du leen tere dem soirée waaw buy taw xam naa ci dara ba nga demee Kolda sa Kolda ba kay moom ak Casamance ñu lay wax nga naan maa ngi ci taw bi Kolda ville carrefour la tu as toutes les civilisations c'est une ville carrefour vraiment ñëpp fay tase ba pare waa Kolda dañoo ubbeeku ci ku fa dëkku boo ñëwee di gan ñoom ñoo lay defal lépp vraiment boo moytuwul moo tax ñu naan ku dem Kolda boo moytuwul nga lang fa waaw mais Pape xanaa Mbaye nga may ma question bi ma laaj ko Pape bala ñuy tàqale koog moom foofu dama seetlu yéen bi ngeen nekkee ak Ouza di ngeen doon tëgg ay matinée te matinée yooyu jamono jooju ak léegi amatul xam nga matinée yi boobu ban heure la doon démarrer 6 heures ba tas 19 heures mais boobu salle bi da doon fees del et puis kees booba ku ne am sa jour Sangomar am jouram mag ñi ñoo fa doon dem Gorom tamit Royal Band dafa nekkoon yéen ngeen amoon seen jour Teranga tamit amoon jouram muy dimanche te yooyu amatul léegi te qualité musiciens yi fi nekkoon te boobu ku ne da nga doon fréquenter sa morom mais léegi gisatuma musiciens yi ku ne di fréquenter sa morom dem ak dëkk bi di am lan moo ko waral. waaw yaa ngi may fàttali sax maa ngi ciy profité di ñaanal vraiment un grand ouvrier de l'art. Moussa Diallo. Moussa Diallo orchestre yi bëri ci Sénégal. bu ñu fëlee moom moo tax. ba ci Youssou Ndour mi. waaw prise de son. ñu ngi koy ñaanal parce que moom vraiment je peux dire que bu ñu xamee jëf-jël fu nekk. enregistrement bi mu ñu defal la. te bi mu ñu koy defal gratuitement la ñu ko defalee. da doon yëkkati xaalisam financé. Diallo Sangomar. waaw Sangomar. donc vraiment maa ngi koy ñaanal te di ñaan. doomu aadama yi ñu ñaanal ko bu baax a baax. après yéen ngeen mujj dem bu ngeen jógee par di ngeen mujj ñëw Gorom jëf jël ànd ak neen as Mbaye ak Goro Mbaye mii sax mais Goro Mbaye moo doon musicien bi nga xam moo doon chanteur principal bi mais bu mu ñëwee tamit si Ouza am na si musiciens yi bari jaar nañ ci yow ndax man mii ba may xam Baba Maal ci yow laa ko xamee booba Baba Maal étudiant la di jógee Dakar booba temps yaa nga dëkk Grand Caisse booba Baba Maal tax man naa ne ci yow la dalee ba egsi fii kon Ouza marqué na lu bari lan nga leen mën a fàttali ci Ouza bu démb ak bu tey. non Ouza bu démb mooy Ouza bu tey rek baat ba ko yàlla mayoon démb. xarañ bi ko yàlla mayoon démb ci musique gis-gis bi mu amoon démb ci musique tey la ëpp c'est-à-dire tey musique dafa xaw a jàdd tuuti Sénégal. yaa ngi wax naan dañ doon def ay matinée. parce que boobu y avait. entre 300. boobu ay mélomane ñoo amoon ay mélomane ñu xam musique. boobu ban année la woon. waaw c'était les années 79 78 79. ñu ay nit ñoo xam ne ñu xam musique. ay mag dëgg fa doon ñëw waaw. ay xale sax DJ Mbaye mii boobu xale la. ñu ñëw di ñu fréquenté. waaw Mbaye di man dama doon ñëw mais DJ Mbaye da doon ñëw. waaw xam nga ñu bari rek tam lu foog ni man dong la woon Mbaye man ak moom ñoo doon dem. c'est vrai daal waaw boobu sax
tout tànk di xaar kii. xaar jéeréer voilà. waaw ma ngi fàttali. boobu. voilà ay vrai mélomane ñoo doon dem. fecc ko rek. toog yaa ngi may DJ Pili bu wax de toog ci table Grand Thiès marché Grand Thiès table voilà. très bien jërëjëf mbokk yi voilà 33 oui waaw. am na ay autorités dama bëgg ñu déglu kamu yande balaa ñu dem waaw autorité